waaw topp. waaw xam naa li ngeen fi ñëwoon par hasard yéen moom ñu doon liggéeyaat beneen table sangukaay mais cette fois-ci en béton parce que ñoom dañu amoon psychose table bi tabax table bi tabax. bon ça a duré ba en fin de compte bi ñu insisté ñu ne léegi bàyyi leen ñu étudier beneen façon table boo xam ne vraiment dina ànd ak environnement mort bi parce que aussi booy liggéey da ngay liggéey pour le futur donc war nañu dépasser di liggéey ay table comme yu jëkk yi lépp fermé alors moo tax cadre bi ñu xalaat concept bi def ko actuellement fi mu nekk nii gros œuvre bi pare na li des mooy revêtement bi incha allah yéen dañ koy këralewaat ba boo duggee ci kii bi même carreau yi nekk ak même vue bi ngay amaat quoi parce que morgue bi comme la ñu wax rek vraiment nekk na morgue boo xamante ni bi nga wër Sénégal doo ko fi gis donc ci même principe boobu moom la ñuy continuer incha allah lépp lu ñu fiy def day nekk loo xamante ne day méngoo jamono bay méngoo jamono ba lay ñëw loolu moo waral concept bi ñu def nii c'est unique il faut avoir ku nekk xamante aussi ci table bii ni ñu ko concevoir def ko ni en closeur tu vois là day wane na rek perspective yi ñu am ci projet général bu jumaa jeeg almeer jeeg gisee ñu ñaan yàlla rek yàlla jàppale ñu ba Yoff nekk vraiment leader ci Sénégal si waaw. waaw mais Mbaye très bien loolu am na solo. dëgg la moom dëgg. waaw. receveur rek. waaw receveur rek. waaw mais su ma la ci def may. dafa am question bu ñu bëggoon a posé. waaw waaw. yéen li waral ngeen def lii. li waral ngeen réaliser lii tey. waaw dafa am lu fi newoon. bon toujours am na table yi defal ñu moo nekk nii yooyu ay table mobile la. bon parce que par rapport ak surface bi fii ay table immobile xaj ñu fi parce que longueur bi boo jëlee beneen bu immobile def ko fi alors là booba dañu am problème mu espace. mobilité. alors moo taxoon au départ ñu concevoir woon ay table mobile benn ngi nii benn ngi fële moo leen doon sànq boobu ba léegi. mais dina ko sànq ni ñoom dañu amoon psychose yu tabax donc il fallait ñu fekk si leen ci li ñu tabax mais nag ñu xalaat loo xam ne day méngoo ak jamono donc ci concept bi ñu jëkkoon def en mobile concept bu lañ jël def ko maintenant en immobile ci à peu près même forme bu fine boo xam ne vraiment dina ànd ak cadre morgue bi quoi voilà et puis là boo ko exposé fii. Il y a tous les versements de pente. Tu as qui c'est le réceptif après. Bon, tout ça sera carrelé, Inch'Allah. Voilà. Et puis, concept bi, après, il y a un cadre en inox ou en boo xamee ne Inch'Allah yaramu nit ki daal la ci karaw bi. daf koy épouser waaw. Voilà moom day ñëw nekk à niveau avec le rasement. ñu ngi teg ci kaw lu ñu sang. entre baru mu wàcc ñëw fii si récepteur bi après au déposé quoi. voilà. donc prévoir ngeen extension wala. yàlla prévoir ngeen si seen kii prévoir ngeen. non c'est que fii ñoom actuellement seen xalaat actuellement fi mu nekk nii. benn bi doy. mooy bu mel nii table bi ne fële bu bële. ñu déplacé bu ñëw fii. comme ça ñu defaraat beneen bu mel nii. ci beneen côté bële quoi. voilà donc on est là pour au service de Yoff. yal nañu yàlla jàppale ba bépp projet bu ñu sumb rek yàlla def nañu vraiment ñu mën ko. amiin amiin waaw mais jërëjëf Mbaye. bi nga xam ne ngeen ñëwoon pour indi suuf. te yemoom li. moo tax ngeen dugg fii. mais lu bëgg loolu moo ñu xaaroon ba lépp pare. mais incha allah bés bu pare dinañ ko war a waat waaye yow xam ne alors lii moo fi nekk. lépp lu ñu def si Yoff rek si Yoff lay delluwaat. waaw mais jërëjëf Mbaye li nga xamante ne mooy ak Mame Mbaye sama doom maa ngi nuyu El Hadj Malick Ngingue li nga xamante ne mooy président commission jumaa bi
tonton Ibrahima Ndoye bi trésorier bi di nuyu Baye Abdoulaye Thiaw Laye xalifa général des Layènes di nuyu imam ratib Alhaji Mouhamed Ndoye di nuyu ayima yi topp ci gannaawam yépp di nuyu imam commissaire bi nga xamante ne moom lay wax dénk morgue bi ni ko Mbaye waxee rek liggéey bi moom dañu ñëwoon doon indi suuf fekk ñuy terminé table bi nga xamante ne sangkat yi ñoom tonton gars yi ñoom tonton commissaire ñoom Papa Gueye dañu demoon seet imam ratib bi wax ko ne table mobile yi en inox yi baax na lool mais bu ñu amoon benn en béton bi ñu ko waxee mu wax ko président Frey Yoff ñu joxe instruction ñoom Mbaye ñeere travaux yi ñu commencé ko réaliser en tout cas gouverneur bi pare na fii moom dafa nekk kër goo xamante ne lu ñu war a fonk la parce que toilette mortuaire bu mujjee nit ñi bu ñu génnee àdduna fii la ñuy tëdd fii la ñuy defaree yóbbu leen fële ci prévôt jumaa yi jullee leen denc leen ci cimetière yi te yàlla ngi dogal Hadj Mouhamed Ndoye ñu ko nuyu di ko ñaanal yàlla bàyyi ko ak xelam ak sago bi mu jëlee ba léegi nii wax dëgg yàlla yoo fa ngi def ay bons en avant te lépp dans la transparence te jamono bi te la transparence la gestion elle est transparente lépp loo xamante ne dugg na fii ci ay loxo la nekk dina leer nañ ci imaam bi alors li mu wax ci travaux yi tàmbali nañ jumaa ji dañu waxoon ne cimetière dañ koy profané dafa nañ miir cimetière yi bara moo ci des incha allah dans une semaine war nañ ko tàmbali extension jumaa bi volet nord bi pare na volet sud bi moom lañ dégagé ba ko dem ñu ngi ñaan yàlla pandémie bi mu jëlee ko ci ba ñu démarré loolu mais boo xoolee morgue bi xool jumaa ji xool cimetière yi di wax ne harmonie bi am ci liggéey bi wax dëgg yàlla ouvrier yi nga xamante ne ñoo fi nekk muy ñoom Mambay ñoom Mbayco wax dëgg yàlla li ñuy liggéey am na visibilité te ils ont une ligne d'horizon ñu ngi koy topp kon ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala di sant bu baax nag colonel Mame Ousmane Mbengue président Frey Yoff la 52 56 bi mu ñëwee ba léegi aussi wax dëgg yàlla seen taxawaay rafetlu nañ ko lool dëkk bi nag ñi fi nekk di ay mag yor ay ndomb yor ay cër yal na leen yàlla dimbali ñi tëdd fii ci armée bi yal na leen yàlla yokk leen jéggal leen ñi ñëwagul fii ñun ñii taxaw di wax yàlla xam na ne fii lañ ñuy tëral ëllëg jullee ñu fii denc ñu barab bii dafa nekk barab bu sell boo xoolee keroog bi ñu àndee suñu bokk vision 129 ñu dugg fii ànd ak sëriñ bi dañu wax ne complexe bu mel nii kii ko rafete laay balewul nag waaye nag doomu aadama dundam dafa sell génn àdduna moom sell nit bu génnee àdduna ñu fi delloo borom war nañ ko sutural teral ko defal ko ba mu baax ñaanal ko jébbal ko borom bi li tax ñu bàyyi suñu loxo suñu borom kon ñu ngi sant waa Yoff yëpp di ñaan yàlla dëkk bi yàlla ñu yàlla def jàmm yàlla na yàlla boole xol yi yàlla ci yàlla jàpp seytaane daay man nawet bi ñu dugg yàlla na si dugg si rahmaani rahim génn alhamdulilah rabbil alamin mbas mi yàlla na ko fi yàlla jële ñi génn àdduna yàlla na yàlla jégal yàlla na dégg ci Yoff waaye yàlla na yàlla may leen wér may ko jullit yi mais ñu ngi sant yàlla bu baax fii ku fi dugg sa yaram war na daw mais nag ñu ngi sant yàlla àdduna dund ak dee yàlla dee na njëkk bind dund kon ala kulli xaal dund ak dee ñoo ànd kon nag dañ koy waajal kon ñu ngi sant ñi nekk fii ñëpp di ci yëngatu ci bopp imam commissaire di sant imam ratib bi di sant mag ñi ci dëkk bi di sant góor di sant xale yi di xam ne li ñuy doxal aussi xale yi lañ koy defal boo lëggee ñoo ñëw jël kon ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu taysiir defal ñu tawfiir defal ñu fattu yërëm suñuy way dem jéggal ñu suñu bàkkaar te defal ñu sutura allahumma salli ala sayyidina wa sallim. bon ngeen baax dafa am moo fàttoon tuuti. et là je crois que c'est l'occasion ñu leeral ko. parce que ku ne xam na ne morgue bi ba mu pare. Frey dañ demandé woon ne morgue bu mel nii ku ko am maintenance am day jafe. lu metti maintenance am dafa laaj moyen. xaalis. loolu moo taxoon bi ñu posé problème bi ci niveau imam yi ñu xalaatoon ne au moins 4 dëkk comme ni ñuy génnee 15 000 francs pour ñuy sang ak càngaay yi nañ ci dolli 5 000 francs pour maintenance morgue bi lii ñuy réaliser nii pratiquement li ci ëpp ci 5 000 francs yooyu macha allah laa xam naa ne li fi jot a dugg du mat loolu sax mais au moins pour que nit ñi xam ne parce que des fois dafa am ay résistance ñoo xamee ne dañuy ñëw fii ne du ñuy doxee te quartier bu nekk wax nañu ne néew bu fi nekk boo ñëwee ci frais yi am na 5 000 francs bu jëm ci maintenance su morgue bi mais kees googu nag imam Ngaati moom mooy trésorier kees googu dafay dul nekk mu wax leen ne su fi newul nañ ma koy jox man bay caw donc 5 000 francs yooyu may jox
am na yoo xam ne sax du ñëw mais nañu comprendre que ne lii moo ko waral ñu ngi wax léegi problème mu maintenance su climatisation yi. parce que actuellement ñu ngi dugg période bu tàngaay. effectivement membre yi mu wax sax ne ma fii war nañu koo gisee effectivement donc war nañu defaat maintenance su tout ce qui est froid. groupe électrogène bi aussi. entretien am na partie boo xam ne avant ñuy jënd 5000 francs yi. presque kees ak liggéeyu jumaa ji. fres nañ ci presque lu mat 300000. man ay 60 quelques mille. mu ngi doon dugg ci réparation groupe bi. mais la ci ëppoon. ci kees ak liggéeyu jumaa ji la ko donc ñuy wax waa Yoff ne nañ ñu jàppale ci li nga xam ne ñoo ko moom. participation 5000 francs ci lañ ci loo xam ne ci jaxal yi lay jógee ou bien kii kooku kenn warul xalaat di ko may joxe ou bien di nëbbu si ginnaaw quoi. loolu laa mu ngi mooy si complément ngeen baax. waaw mais loolu am na solo dëkk bi nag li ma waxoon rek moom laay waxaat complexe jumaa ji muy morgue bi muy armée li muy kii muy jullukaay bi Hadj Mouhamed Ndoye lañ ko dénk li nga xamante ne ku fi am niiw fii dëkk bi solidarité bi fi am leket gaa ngi fi kees yaa ngi fi nit ñi dañuy jaxe ku am niiw fii joxe 5000 francs mu dugg fii ci morgue bi wax dëgg yàlla loolu waru am benn résistance loolu teguwul fenn waru am benn résistance parce que xaalis bi imam Ngaati mooy trésorier bi dénk ko wóolu ki mu ko dénk nañ ko jox te li ciy dugg day dugg ci morgue bi kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax dinañ ci waxtaanaat gën ci taxaw 5000 francs wax dëgg yàlla lu dara ci dëj fii waa Yoff dañu solidaire ku toj la ñëpp ay taxaw waaye junne bu ñuy jël def ko ci kees bi ñu dénk imam Ngaati pour entretien morgue bi wax dëgg yàlla si loolu maa ngi lancé appel à la commune Abdoulaye Diouf Sarr à la commune war nañ ñëw jàpp ci liggéey bi ñii fi nekk seen administration li ñuy def ñoo koy def beneen bi aussi mooy dëgg moo neex yàlla aussi fii unicité des kees moo fi am keesu jumaa jee keesu morgue bi benn kees la Yoff rek la li fi am solo mooy mairie bi mënuñu def lépp waaye nag lii dafa bokk loo xamante ne Yoff gépp ko bokk kon ñëpp ñoo si war jàpp ñëpp si war jàpp donc nañu xool ñu ngi dugg ci nawet lu mu lépp lu mu laaj ci entretien ñu def ko parce que indi sa koor fii wax dëgg yàlla courant coupé rafetul indi sa koor fii amul choix rafetul kon waa Yoff li nga xamante ne moom lañ def ci manko ak déggoo loolu yàlla fi yàlla saxal nit ñi aussi nañu am yokk taxawaay wax dëgg yàlla li ngeen def yépp ci jumaa jeeg marché nit ñi gis nañ ko ñu yokk rek taxawaay maire bi wax dëgg yàlla ñi nekk fii di yëngatu war ñu def organisation interne boo xam ne dañ leen war a jàppale parce que li nga xamante ne mënuloo ko ki la koy defal wax dëgg yàlla war nañ ko jàppale loolu mooy dëgg beneen bi mooy ñu ngi santaat yàlla bu baax di sant imam di ñaan yàlla day gëj fi te yàlla defal ñu jàmm defal ñu tay fi defal ñu taw fi defal ñu fat liggéey bi ñëpp ci bokk ku bëgg a ñëw na ñëw jàpp vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax lii ñuy def fii ñi ne fii si morgue bii non seulement dañ leen war a jàppale waaye dañ leen dimbali APEX yi aussi ñu ngi lancé appel son président Serigne Mbaye Dièye def nañu courrier barki démb pour ñu ñëw en appoint ci entretien jumaa ji APEX Yoff gépp ko bokk bu Yoff doon jëmb APEX mooy xol bi ñu ñëw et puis ñu seet ay moyens yoo xamante ne fii ku fi def li ñuy wax bien collectif li ñuy wax bien public mooy fii kenn du ko doon kenn du def sa poche lépp lu fi dugg ñi fi nekk wax dëgg yàlla ñu ngi koy saytu bu rafet kon aussi APEX yi ñu ngi lancé appel pour mu ñëw dina dimbali ci morgue bi ay produits dinañ budgétiser waaye ñoo ko seen loxo parce que lii waa Yoff yépp ko bokk te APEX yi mooy xolu Yoff ngeen baal maa ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. en dehors de l'APEX yow lan ban message ngay lancé pour waa dëkk bi maanaam si wàllu participation. xam nga bi ñu fi organisé pour la rénovation de la grande mosquée bi ñu ootee au quartier au comité de gestion yi taxawaay bi ñu taxaw li ñu récolté si ay millions fële si jullukaay bi loolu dafa am solo Yoff soxla xajul ci ñoom bu ñu organisé comité de gestion yi organisé mécènes yi fi nekk lu waay am mu def ci xajul fii kon nit ñi aussi. il faut pas que ñu wéer lépp ci commune bi il faut pas ñu wéer lépp ci état bi l'état ne peut pas tout faire il faut que le développement à la base la pyramide ñu bañ ko inverser nit ñi seen i dërëm seen i ñaar dërëm di ko def fii sabilillah parce que fii ku fi def di nga am yiw nii tey di nga yiw am yiw ëllëg kon nii nañu organiser au niveau des comités de gestion nañu organiser au niveau des imams des mosquées ñu def ay collecte bu nga xamante ne au moins dinañ am benn fonds boo xamante ne xel dina mën a dal programme sur une année lépp lu waay am war ko def ci jumaa ji andi ko imaam Ngaati mooy trésorier fii lépp lu fi ñëw aussi dina dugg fii ci biir incha allah kon nit ñi ñu ngi leen di sant bu baax. waaw laajuñu lu bari ku am ñaar fukk def ci ku am téeméer def ci lu waay am def ci
loolu dina am solo ñu xam ne fii ñoo ko moom mooy kër gu mujj ñoo fiy tëdd suñu doom fiy tëdd suñu wajur fiy tëdd et cetera donc daal vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax mbay di leen sant encore di réitérer suñu confiance ak suñu jàpp El Hadj Malick ñi ngi bi nga xamante ne moo yore commission jumaa ji ñoom Baye am rek ñoom Mame Mbaye ñi fi nekk wax dëgg yàlla yoo am na leen jukkal ñu ngi leen di ñaanal di leen sant bu baax a baax a baax lu waay am boo ko indee fii dina dugg fi mu war a dugg insha allah kon ñu sant yàlla bu baax ñaan mu defal ñu taysiir defal ñu tawfiq defal ñu fatxu te dëkk bi ñëpp ko bokk kilifa yi fi nekk yàlla yàlla fekk seen fan yàlla fi yàlla dàq seytaane daay man lii mooy li nga xamante ne moo symbolisé Yoff jumaa ji ñëpp ko bokk armée bi ñëpp ko bokk morgue bii ñëpp ko bokk jullukaay bële ñëpp ko bokk yi ci des amul solo nañu ànd bokk ndey bokk baay am taxawaay di yëkkindoo di tegandoo di jëllale di jéggale ñu ngi baalu àq ñëpp di ñaan yàlla mu defal ñu jàmmi àdduna ak àllaaxira allahumma salli ala sayyidina wa sallam. vraiment Mbaye ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi sant bu baax a baax dëgg yàlla table mobile yi tout ça équipement yi loolu am na solo donc yàlla bi dee waaw ni mu ko waxee rek prêt yi ni mu waxee maam Ousmane taxawaay bii damay répété wu waat rek ñun ay ndaw rek lañu amuñu lu ñuy décider amuñu lu ñuy taxawal amuñu lu ñuy xëccoo dara imaam soxla nañu ñu yokk taxaw yeneen kilifa yi si dëkk yi buñ ñu soxlaa ñu yokk taxaw parce que loolu mooy rôle frère moo di ndawal dëkk bi ay mag la ñu dëgg la waaye ay ñooy ndawal dëkk bi doxal dëkk bi lépp loo xam ne sant nañ ñu ko rek ñu dox ko loolu moo indi lii chantier yi bare na donc waaye Yoff yëpp comme ñoo ko bokk ñëpp nañu taxaw les Yoffois de l'extérieur ñëpp ni mu ko waxee les maires APEX yi tout le monde na ñëpp jàpp ndax ni mu ko waxee maire yi antalul lépp maire yi antalul lépp nag ko nekk xool ne budget bi sax budget maire yi sax kenn ku nekk da nga ca war a participer la bu ñu ko dajalee mu ñëw fi waaye doyul comme doyul ñu dajalee rek di defar Yoff jag loolu lañ tudd képp ku man rek na nga indi képp ku am ni ma ko waxee ak di liggéey fenn foo xam ne mën nga fa xëccal jëm Yoff xëccal mu ñëw loolu mooy yëf bi waaw jërëjëf. kii benn carte invitation la boo xamante ne ñu ngi ko imprimé le 1er avril 1979 à partir de 9h mooy cérémonie inauguration jumaa Yoff par El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh le 1er avril maa ngi photo bi dimanche waaw donc président commission et les membres de la commission chargée de l'édification de la mosquée kon commission yàgg na fi mais commission jumaa ji nag wax dëgg yàlla El Hadj Malick Gningue Maodo ak équipe bi mu àndal seen taxawaay rafet na lii vraiment lu yàgg la jumaa ji mu ngi nii taxaw waaye jumaa ji nag dafa laaj yokk maa ngi photo inauguration bi. kon jeex na dinaa ko ci dugal. macha allah jeex na jërëjëf jërëjëf Salah yow tam ñu ngi lay gërëm waaye yow amel nañ la sant waaw bu ñuy rek nga dal di ko diviser àddina bi yëpp loolu am solo la jërëjëf ñu ngi jërë ngeen jëf ñu ngi woon fii si jumaa ji ak morgue bi ngi leen di baalu ak ba beneen merci beaucoup